salaamaaleykum wa rahmatullah kon tey maa ngi waxtaan ak way la wax yi maanaam ñi nga xam ni ñoo ñu war a sànnil seeni carte xamale leen ak sama jëm daañu wax nag ne loolu moom boo ko doxalee ak lu mu gàtt rek daanaka ñu bari dañ daan xëy na du bari njëriñ wante fii ñu jëm moom defe naa ne njëriñ kese la wax nga ko man maa ngi tudd Mor Woré Gueye ñu gën maa xam ci Serigne Mor Woré Gueye fii ci diwaan bi ma juddoo ci Ndakaaru màgg fii nag ci Géejawaay gannaaw ba ma jàngee di boole jàng alxuraan ak français maa ngi mottalee fii sama njàng ci ëttu suufe bi ñu koy wax école primaire fii ci école bi ñu ngéntewaat tudde ko Cheikh Wade te doon ko wax école 18 ci ay jamono ba ma fa paree nag sama borom dimbali ma dem ci daara bu ñuy wax lycée Blaise Diagne jàng fa jàngaat fa ba toll ci baccalauréat am fa baccalauréat bu ñuy wax science expérimentale ci wàllu science yàlla dimbali ma tamit ba ma paree ci juróom-ñaari at yi ma dem ci daara ju kawe ji ñuy wax université Cheikh Anta Diop di école préparatoire aux études vétérinaires foofu tamit ba ma fa paree ci laa dem ci daara jooju ñuy wax école interétat des sciences de médecine vétérinaire ba ma fa jàngee bay génne aussi tamit sama borom dimbali na ma lañ fa waroon am ci ay diplômes yëpp ma am ko jeexale ko nag ak li ñuy wax benn thèse de doctorat d'état te jamono yooyu ma xalaatoon ci naka la ñuy mën a suqalee financement càmm gi ak mbéy mi ci li ñu doon wax bassin arachidier maanaam mu ëmboon région yi ñu doon wax région de Kaolack Fatick ak tuuti ci Diourbel ak tuuti sax ba ca Louga ba xaw a jàpp tuuti Jolof loolu moom mooy sama njàng mais yemuma foofu bi ma parewaatee aussi tamit sama borom daf maa dimbali ma jàngiwaat science bu ñuy wax science su koom maanaam science de gestion économie ci école bu ñuy wax Pierre Mendès France ca université fële ci réewu tugal ya foofu it sama borom dimbali fu ma am fa lijaasa yu kawe maa ngi fa jeexale benn diplôme d'études supérieures bu spécialisation ci wàllu nu ñu ci économie la wante gënoon màcc nag jëm ci wàllu yoroonu entreprise yi nga xam ne nii dañ doon wër koom ci àdduna bi yëpp ñu koy wax maanaam stratégie des entreprises à l'international foofu tamit yàlla dimbali ma fa mais ma dellusiwaat tamit fii ci université de Dakar ci faculté bu ñuy wax faculté des sciences économiques et de gestion foofu tamit ma dolliwaat fa ba toll ci master bu ñuy wax politique économique analyse économique des projets loolu moom yàlla dimbali na ma ko ak yeneen tamit ci wàllu banque aussi tamit chambre de métiers de Paris jàng nañ fa également pour xam li ñuy wax technique bancaire naka lañ koy doxale ci wàllu liggéey aussi tamit yàlla dimbali na ma bi ma paree def naa tuuti recherche ISRA def aussi tamit médecine vétérinaire en clientèle privée yàlla dimbali ma aussi tamit ma dugg ci banque bu ñuy wax crédit agricole te jamono ji mu tuddi la banque agricole yàlla dimbali ma jaar ci région yu bëree bëri nag yor fa aussi tamit filière yu bëree bëri bépp filière boo xam ni filière agricole la filière élevage ou pastoral ak les entreprises non agricoles ak entreprises agricoles ak yu bëree bëri ak programme ak projet yu bëree bëri yàlla dimbali ma yoroon seen financement loolu moo ma mayoon bi ma jógee Kaolack ma dem Tambacounda léeg-léeg ma doon dem Jolof léeg-léeg également ñu doon dem Saint-Louis donc loolu yëpp wër nañ ko ci Sénégal yàlla xamale ñu ak béykat yi nga xam ni ñoo gën a mag ci Sénégal yàlla xamale ñu tamit ak opérateur économique yi nga xam ni yi gën a mag ci Sénégal lañ bokk ba ma fa defee lu tolloo fukki at ak juróom aussi tamit am na beneen banque bu mag ñuy wax le grand groupe CBAO Attijari Wafa Banque soxla woon ma tamit daal di may indi may liggéey ak ñoom boobaak léegi war na toll ci fukki at ak ñeent foofu it ma fa ñëwee am na ay défis yu bëri yu ñu fa relever nekk naa fa directeur d'agence ay yoon ba léegi maa ngi mujjee ci direction ba yor lépp lu nga xam ne ñu mooy topp li ñuy wax suivi performance ak le reporting donc foofu laa toll ci wàllu liggéey mais terewul léeg-léeg aussi tamit ñu ànd ak ay xarit ay agronome ak ñeneen dem ci sous-région bi parce que dañu am suñu cabinet de consultance di fa liggéey ci wàllu mbay di fa liggéey ci wàllu financement di fa liggéey ci wàllu càmm ci wàllu pêche ak yeneen domaines yu nga xam ne nii dafa aju ci luy doxal koom-koomu réew
waaw foofu daje nañ fa ak président de la république parce que jamono yooyu dañ doon jël élèves yi nga xam ne nii ñoo doon def science te gënoon xereñ ci terminal ñu yóbbu leen ci wa ilaa ñu yóbbu leen ci ST foofu le président nekkoon institut des sciences de la terre wa ilaa ñu yóbbu leen ñu jàng agronomie wa ilaa ñu yóbbu leen ñu jàng science et médecine vétérinaire foofu nag effectivement fekk naa fa président de la république mais ci diir bu gàtt rek defe naa ne benn at lañ fa jot a def moom mu resté foofu mais comme amoon naa sama certificat de préparatoire bu ma doon may ma dem école ba daja fa ak ñu nga xam ne nii licence en sciences naturelles lañ fa doon duggee boo jaarul circuit boobu effectivement damaa dem continuer école moom mu continuer faculté de sciences donc foofu daal gisee nañ fa mais depuis loolu gisewaatuñ ba jamono yi je pense que matul sax 2 semaines ci la ma yàlla may chance ma dajawaat ak moom gise ak moom. waaw yàlla aussi daf ma tegaat natu ma bëggoon politique bi ma nekkee ndaw nag sama papa wane la woon maa ngi koy fàttaliku ak Cheikh Anta Diop wane la woon ma tamit ak le président Abdoulaye Wade boobu en 78 la année boobu la fi jógee mais li ma ciy jàpp daf ma ne woon kii doon na borom xam-xam boo xam ne nii buy wax assemblée nationale ak cours boo munti am na la jaral nga bàyyi cours boobu daal di dem déglu ju ko parce que xam-xam rek lay wax foofu nag la ma li ñuy wax virus politique bi foofu la ma duggee may topp Abdoulaye Wade topp ku mel Cheikh Anta Diop ñu topp sax un grand agronome ñuy wax Bator Diop parce que sama papa ci yooyu rek la ma xiiroon ginnaaw alxuraan bi moo tax bi ma demee ba ci biir daal ma ne daal Abdoulaye Wade daal dinaa ko gën a jege alors ci biir loolu yàlla dogalee ma ñibbisi fii Ndakaaru ma ne naa xool ñi nga xam ne ni ñoo ma ëpp jot tey topp politique Abdoulaye Wade ma xool nu ma leen di mën a jàppale ci loolu defe naa ne en 1996 ñi nga xam ni ñoo doon saytu liste Abdoulaye Wade yi fexe woon nañ ba ma bokk ci liste yi mais taxutoon may yëngatu boobu mais doon naa leen jàppale bon bi loolu jàllee aussi tamit 2001 bi Abdoulaye Wade ñëwee pouvoir tamit gënoon naa cee sóobu fexe woon naa ba amoon naa benn xarit boo nga xam ni bokk naa ci ñi ko jàppale ba mu nekk maire ci sama encadrement ak ci sama alal mais biñ demee ba ci biir nag comme man dama doon yëngu ci banque boo xam ne nii mbéy rek moo ko soxaloon ma gis Abdoulaye Wade xaw a négliger la filière arachidière ma xaw a nag téye sama tànk 2001 parce que bi mu en novembre 2011 bi mu privatisé Sonagraines effectivement bon MP commencé am ma jàpp ne daal kii daal programme am bi ma liiroon daal en 1974 nekkul ne moom lay doxal ci wàllu mbéy bon ma ne daal naa téye sama bopp mais ñu dox tuuti rek mu jotante ak président Idriss Seck ma ne nag kon jot na ma toppi président Idriss Seck jàppale ko parce que moom aussi tamit amoon naa chance en 1988 mu àndoon fa ak Ousmane Ngom ak Jean-Paul Diaz à l'université de Dakar ñu defoon fa conférence bu rëy foofu daal laa jàppoon ne kii daal kilifa la kii daal borom xam-xam la boo xam ne nii ku ànd ak moom ëllëg mën na yóbbu réew mi foo xam ne nii ci yoonu développement la koy teg loolu moom moo indi politique bi alors jamono di dox ba ma ñibbi si nag jóge ci région yi ñibbi si Ndakaaru te comme soppe président Idriss Seck la ma ne daal il faut ma xool ñan ñoo koy yëngatul fii ma xool nu ma leen jàppale aussi boobu it bi may dem taxutoon may dem pour militer mais dama demoon rek xool ñoom lu nga xam ne ni war naa leen ko mën a indil ci wàllu jàppale ci sama xam-xam ci wàllu jàppale ci sama jëmm ci wàllu jàppale également ci alal mën naa leen jàppale mais bi ma ñëwee rek dafa mel ni dañ ma doon xaar dama ñëw rek ñu jébal ma mbir yi ci loolu nag laa àndee ak ñoom di liggéey di dem ci nit ñi te lu jiitu loolu fekkoon na aussi tamit musuma ñàkk jëm ci nit ñi parce que métier vétérinaire moom boo ko yoree Ndakaaru ci jamono yooyu ñëpp a lay xam ma doon dimbali ñëpp nag di leen dimbali seen jur di leen conseiller parce que fii dafa am élevage urbain boo xam ne nii neexul yor boo ci bëggee def na nga koy defee foo nga am conseil d'un spécialiste foofu nag ci laa xamee woon ñu bare ba yàlla dimbali na bi ma jógee nag aussi tamit pour delluwaat ci ñoom aw ma woon benn jafe-jafe wax dëgg yàlla ñu ngi ma doon déglu di ma bàyyi xel may ànd aussi tamit ak ña ma doon àndal bariwuñu woon gaa jamono yi ba léegi sax taxutoon ñu bari noonu mais yàlla dimbali ñu daal wax dëgg yàlla amoon nañ kaddu nit ñi tamit aussi soofuñu leen woon safa woon nañu sax bu baax a baax loolu bokkoon na li nga xam ne nii en 2014 bi ñu ñëwee nag ànd def suñu coalition yàlla dimbali ñu li mu doon métti ak l'arrivée du frère du président ci Guédiawaye
li muy métti defe naa ne gagné woon na commune yëpp mais commune yu Ndiarème moom yàlla daf ma dimbali woon ak ñi ma àndoon ñun ñoo ko gagné woon ba toog ci mairie bi loolu aussi tamit nekk véritablement disons beneen aventure bu bees muy la gestion municipale. gestion municipale boobu tey bu ñu xoolee configuration bi dafa doy waar dafa baax daal ndaxte gis nañ fi Bokar gis nañ fi Aliou Sall gis la yow mu am yaakaar boo xamante ni yow configuration boobu ban objectif nga ci am tey jii buñ la defoon maire. waaw ma fàttali rek ne 2014 maire bi fi nekkoon yàlla na ko yàlla yërëm defe naa ne suñuy pexe ak suñuy xam-xam ak suñu yéene bu ñu amoon ci moom bokkoon na ci lu ko def maire. bi mu fi toogee tamit loolu fësal nañ ko bu baax a baax parce que jàppale nañ ko ci bépp anam jàppale nañ ko di ko xalaatal programme jàppale nañ tamit di ko gunge ci gestion bi bu baax a baax di ko conseiller fu mu war a teg tànkam di ko conseiller aussi tamit fu mu warul teg tànkam ñu ànd ci loolu di liggéey ba sans borom dogal li muy dogal yàlla yóbbu ko bi loolu amee nag aussi tamit ñun dañoo ñëw toog bi yàlla dogalee ñu toog aussi tamit ba mandat bi sori ci diggante bi élection dab ñu jàpp nag ne war nañoo mën a toog nekk comme maire li ko waral nag mën nañ ko rek sukkandiku ci ñaari mbir benn bi xam nañ ne am nañ compétence bi nga xam ne nii bi ci war la loolu lu wér la kenn werantewu ko ñaareel bi aussi tamit ci wàllu yorin aussi tamit gis nañ ñu ñuy yore jàng nañ ñu ñuy yore yor nañ tamit parce que li ëpp fii ñun ñoo ko doon doxal yàlla dimbali ñu tamit amoon nañ beneen tooguwaay ci ville bi beneen posture ci ville bi mu mayoon ñu aussi tamit ñuy ànd ak conseil bu ville di xool commune yëpp na ñuy doxe ensuite également di doxal ville bi à travers la grande l'intercommission la commission des finances loolu nag daf doon na expérience bu nga xam ne nii boo ko boolee ak sa expérience su premier adjoint wax dëgg yàlla daf lay may nga xam mbir mi ni muy doxee xool li ci dox lan la xool li ci doxadi lan la xam tamit population yi lan la ñuy xaar xam tamit lan mooy xam ne nii xaaruñu ko teewoo boo leen ko joxee opportunité boo ko indee dina doon lu nga xam ne nii day indi développement local ci yooyu daal lañ sukkandiku ne jàpp nañ ne daal kon war nañoo laaj moo tax xëy na loolu le président Macky Sall xam ba ne ñu yow yaa ñu jiiteel liste coalition Benno Bokk Yaakaar ci élection janvier 2022 yi. waaw projet bi daal li ma ci jàpp bari na parce que boo xoolee fi nga xam ne nii feeñal nañ ci suñu yéene pour doxal commune bi mën nañ ko tënk ci li ñuy wax daanaka fukki engagement ak daanaka ak ay 37 actions prioritaires alors action yooyu nag bari na mais nag bi ma jàpp ne daal moo gën a bu ñu ko doon wax ci boobu dañ naan c'est une priorité urgente mooy que ne fexe daal ñu xool le socle infrastructurel communal jàpp naa ne daal loolu daal tant que teguñu ko bu mu nekk daal ñu am infrastructure yu wér ci anam yi nga xam ne yëpp soxla nañ ko pour ñu développer commune bi du yomb mooy fexe am infrastructure yu doy ci wàllu marché parce que gis nañ suñu marché yi ni mu tumurankee gis nañ ni mu demee te loolu dafa laaj defaraat bu wér ñaareel ba aussi tamit barab yi nga xam ne ñu ngi fay jàng ñu koy wax école yi foofu aussi tamit xam nañ ne suuf si doyatul ba noo ko bëggee rek nga amee ko ni foofu aussi tamit war nañoo xool tabax yi ni ñu ko defaroon aussi dëgërul dëgëraay boo xam ne ni war ngaa mën a dem ci kaw te dem ci kaw rek moom moo des kon war nañoo xool naka la ñuy mën a defaraate classe yooyu ba nga xam ne yàlla dinañu dimbali ba képp koo xam ni am nga atu jàng toll nga ci njàng ñu fexe ñu dugal la école nga am maître te boo duggee école aussi tamit nga fekk fa lépp lu nga xam ne nii war nga ko fekk comme matériel pédagogique fekk fa table banc fekk fa lépp di am ay cahier di am ay jumtukaay bu ko defee njàng mi dina yomb ci sport bi tamit aussi tamit gis nañ ne barab yi nga xam ni dañ fa war a tàggat yaram xaw na tumuranke tuuti foofu aussi tamit laaj na tuuti ñu xool naka la ñuy mën a defaraat barab yooyu moo xam kii basket la moo xam kii handball la moo xam kii football la dina laaj aussi tamit loisir parce que ñëpp kenn umpalewul ne am nañ fi bande de filao boo xam ne nii daanaka toll na ci 18 hectares yi sax teg na tuuti foofu aussi jàpp naa ne am na ay aménagement yu xam ne ni lu mel ni piscine war na faa mën a nekk
ak barab yu nga xam ne daal barabu loisir la loolu bu amee man yaakaar naa ne maintenant li des maintenant pour mottali yeneen yi nga xam ne nii ay projet la ay programme la du am benn jafe-jafe mais loolu daal li ma koy waxee ci olof daal tegandaay la bu nga xam ne nii bu sottiwul daal doo ci mën a teg dara te kon doo mën a doxal li nga xam ne bëgg nga ko doxal ci compétence yi nga xam ni mooy compétence yi nga xam ni dañ ñu ko transféré moo xam ci wàllu santé la moo xam ci wàllu environnement la moo xam ci wàllu sport culture jeunesse et cetera mais li wér te wér aussi tamit loolu li muy am solo yëpp aussi tamit li tubaab di wax requalification également cadre de vie bi aussi tamit daf ci am solo bu baax a baax parce que ñëpp xam nañ ne alam bi fi mu ne ni mu demee xaw na doy waar da ngay foog ne sax boo nekkee ci commune bi da nga nekk ci àll maanaam day mel ni milieu rural nga nekk yaa ngi gis nag yi fii yaa ngi gis xar yi fii yaa ngi gis poulailler yi fii loolu ñun liñ ci xalaat war nañoo toog waxtaan ak acteurs yi nga xam ni ñoo koy def ñu xool nu ñu mën a délocaliser ces activités à caractère rural xool fan lañ koy toxal foo xam ni daan ko fi mën a def artisans yi aussi tamit du ñu des parce que ni ñu dëkkee nii ak ni ñu doxale nii loolu du artisanat dañu war a fexe fu nga xam ne dañ leen fay reloger boo soxlaa menuiserie boo tolloo fële xam ne fii menuiserie bois la fii menuiserie métallique la ci gàttal daal ñu xool nu ñuy distinguer li nga xam ne dafa nekk artisanat de service li nga xam ne artisanat de production la li nekk artisanat d'art loolu dafa doon loo xam ne nii war nañ ko war a mën a organiser commune bi te loolu nag dafay laaj xaalis parce que boo xoolee tey budget bi comme bi nga xam ni daañ ko jëlee moo xam ci l'impôt wala ci taxi la demewul noonu bu baree ba bari du passé 300 millions te loolu mënuloo ci tabax dara kon faaw ñu sukkandiku ci loi bi nga xam ni loi 2021 bi xam ni yàggul dina permettre communauté collectivités yi ak terroirs yi ñu outil des PPP des partenariats publics privés pour am koppar bu ñu mën a tabaxee collectivités yi mais aussi tamit dinañ fexe également am nañ programme boo xam ne nii dañuy fexe daal nu ñuy mën a xalaatee di nga xam dinañ mën a mobiliser l'ensemble des appuis de l'État véritablement également pour que ñu am investissement bu wér a wér ci biir commune bi ñu mën ko jëmale kanam. loolu jafe-jafe Guédiawaye yëpp la booy seet daanaka boo xoolee ñaar fukki at yi ñu génn yëpp dafa doon jafe-jafe bu nga xam ne nii bu nawet xasee bu bët xasee sébi rek day gàllankoor population yi gënoon na fee metti nag gënoon naa tar mais wax dëgg yàlla le président Macky Sall bi mu ñëwee ba léegi ñi ko jiitu sax def nañ lu bari mais moom dafa teg programme décennal dugal ci alal ju bari plus de 759 milliards loolu aussi tamit gis nañ njëriñ bu baax a baax mais ba tey des na daanu dajul suuf ñun boo xoolee suñu commune ba léegi am na au moins am na 4 coins yu nga xam ne nii ba léegi bu xiinee rek boo fi dëkkee mbaa nga am fi ay responsabilité rek sa xel dootul daal sa fit dootul toog alors loolu nag doon na jafe-jafe bu nga xam ne nii ñu ngi koy saafara ndànk-ndànk mais li wër te wër mooy que ne aujourd'hui sori nañ ci état central bi sori na ci liggéey ba nga xam ne nii études yëpp daanaka pare na li ci des mooy 2022 bi ñu nekk incha allah dina tàmbali ñu koy wax programme de branchement à l'égout man personnellement toog naa experts yi nga xam ne ñoom ñoo ko amee waxtaan naa aussi tamit ak le directeur de l'entreprise mon entreprise Hydroconsulting International ma xam directeur bi bu baax a baax waxtaan nañ ci ren incha allah dina tàmbali mais bu tàmbalee ren nag du mën a saafara jafe-jafe yi parce que il faut mu dem ba pare te xam nga day programmes yu nga xam ne nii c'est des programmes d'envergure day programmes yu yaatoo yu nga xam ne nii doo ko mën a liggéey ci benn at doo ko mën a liggéey ci gën gaa néew ñaari at jëm ko mais ñun liñ jàpp rek ne comme yàlla dimbali ñun déjà am na waxtaan boo xam ne commencé nañ ko sumb ak responsable yi ñun ñu fexe rek ba bu tàmbalee ñu am un dispositif bu nga xam ne nii bu dolli ko ci dispositif bi fi daan am dinañu dimbali ba population yi du ñu sonn bu baax du ñu souffrir bu baax ci effet inondation yi du ñu souffrir bu baax ci effet stagnation des eaux parce que dañoo bari fii li ñuy wax des zones de cuvette dañu am fii effectivement des zones qui sont en fait en déclive vraiment des zones vraiment en zone de dépression te loolu dafa laaj des dispositifs bu nga xam ne nii en dehors du pompage xëy na ñoom techniciens yi commencé nañ ci waxtaan mën nañu am pexe yu nga xam ne nii véritablement bu tawee ba sibet rek dinañ mën a régler problème bi en attendant maintenant la solution définitive soit mise en œuvre mooy le branchement à l'égout ñu mën a gérer tout ce qui est eau usée séparément ak les eaux pluviales te defe naa ne déjà am nañ ci benn station boo xam ne ni dañ koy intégrer dans le dispositif am na yeneen station yu ñu ci prévoir loolu ni ma gisee programme bi vraiment lépp pare na
te incha allah bu ci yàlla àndee du yàgg tuuti xam naa du passé 2022 problème boobu Guédiawaye fàtte ko incha allah parce que jafe-jafe bu métti la jafe-jafe bu tar la te ñëpp ñu foo dem fu ne rek ñu ngi ci xaar solution incha allah. xam nga loolu dafa am solo xam nga man dama gëm li anglais yi di wax équipe maanaam di ko wax team maanaam bu ñu booloo rek kenn ku ci ñun dina jëf lu ëpp bu ñu tàqalikoo waaw alxuraan aussi daf la koy wax bu baax a baax yenn làkk yi tamit boo ci jël aussi rek daf lay wax den booloo moom mooy doole te comme dañu ko tudde bokk moomeel boo ko bëggee def sa moomeelu bopp rek boo moytul sax xam naa ne doo ko mën a moom wante la nga ci bëgg a jëf du sotti ni ñu ko bokkee moom noonu lañ ko war a bokk liggéeyee moo tax tout le temps dama naan nañ àndandoo dal di outil donc buñ demee ba yàlla jox ñu aussi tamit dañu war a àndandoo daal di liggéey loolu daal lu ma gëm la te gis naa ne ñuy doxale noonu aussi tamit ñu ngi am résultat kon sama gëm-gëm boobu saa bu ma xëyee rek gis lu ma ciy gën a daaral bu baax a baax gis lu ma ciy gën a fiddali ba tax na daal defe naa ne daal noonu rek la war a demee te incha allah noonu lay demee waaw incha allah bu nu booloo rek mu sotti noonu laa koy indee ci wolof te mbooloo boobu aussi tamit dama ci woo ñi nga xam ni ñooy woy la wax yi maanaam ñi nga xam ni ñoo war a sànni carte yi ñoo war a sànni xob yi ñu bàyyi xel bu baax la grande coalition présidentielle la coalition Benno Bokk Yaakaar parce que naxekat yi bari na ñi nga xam ne ni daanaka ngelaw rek la ñuy jaay ni ñu koy waxee dañoo bari il faut ñu moytandiku leen nañ fexe aussi tamit déglu bu baax a baax xibaar yi nga xam ne nii dañuy ñëw di ko indi ci yenn candidat yi parce que boo gisee ñoo xam ni daanaka seen yaakaar dafa jeex ñoom à titre personnel sax seen yaakaar sax dafa jeex ci seen jëmmi bopp waxatuma laa yaakaar yor am ndénkaane ñooñu li leen dese rek moom mooy sikkal nit ñi wax ci nit ñi lu bon duudal nit ñi loolu nag defe naa ne yorul sax kër ba ñu bëgg ko yor a commune loolu aussi na ci ñëpp bàyyi xel xool nit ñi d'abord ci seen jëmmi bopp xool projet yi programme yi am na solo mais dañuy wax olof day wax léeg-léeg projet ak programme du yàqoo ci am xel mais nag nañ xool ñi nga xam ne nii mës nañoo am nañ tuut as xam-xam mës nañoo doxal dara ñu gis ko moo xam fii la moo xam feneen mais dagga ca làng ga rek jóge fële rek ca puj ba ni cëpp ne maa mën bari nañ lool te ñooñu liñ mën bariwul ñu moytandiku leen jërëjëf